waaw bu defee man ak sëñ Thierno ñu ne kon Babacar kon xam naa mën ngeen a ubbi waxtaan wi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñoo ngi ziar suñu jóor yi ñu bokkal liggéey bi ak sa ñu bég ci ñoom saa su ne macha allah di ñaan di leen ziar baax ci weeru rajab bi ñu nekk ñaan lépp luñ ci jaamu suñu borom nangul ñu ko amiin loolu ci jotaay bi saa su ne day ndax bërëbu jàngu lay doon jàngukaay bu mag a mag ñu fas yéene taataan ci seen seeni xalaat su ko defee dañ doon sàkku nag mu nekk réunion bu technique rek bu baree ba bari mu toll allo sëñ Babacar day ko tourné de. waaw sëñ Babacar daa mel ni problème mu connexion. Sénégal gi de mooy xaw a métti moom. ak sa Sénégal ko fekk lay doon rek. waaw ak sa moom moo ngi Sénégal fi mu nekk nii wala Barcelone. waaw mi ngi Touba sax def naa. moo tax ak sa gis naa ku ndax Abdou Dieng am na ko sant Dieng ku dugg tamit. waaw. wala ndax sëñ Babacar moo changé kii am na ku sant. man la jëwriñ Cheikh Abdou Dieng bu Genève ak sa. ak sa. maa ngi ziar jëwriñ bu baax. waaw góore waay ñu ngi si. jërëjëf waay sëñ Abdou. léegi sëñ Ababacar moo am problème mu connexion waaye dugaat na nii. waaw dugaat naa waaye dama ne la damay ubbil sëñ Malick rek su ko defee ñetti poñ yi ni ñu ko tërale woon. waaw moom jotoon naa ko déggante ak moom ci suuf sax su ko defee ñu wéyal rek parce que damaa jàpp ne sama connexion bi day xaw a daw. dëgg la. waaw kon bisimilah rek sëñ Malick. ak sa xam naa ne ñu taxaw ci ay fukki minute ak juróom jàpp ñaar fukki jàll ci beneen ba seet na ñuy tënkee lépp rek. loolu lañ doon sàpp waaw. ak sa ak sa waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw jaajëf aleykum salaam waaw ñu ngi leen di ziare bu baax tey di leen sant itam vraiment si liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu jot a def moom la ñu defagum boobaak léegi texte bi nag daanaka comme ni ko sëñ Ababacar waxee rek xam naa peut-être dañ ciy wax ju gàtt dans l'espoir que ne am na lu ngeen si jotoon xool ak lu ngeen si jotoon def si seen wàll léegi bu ko def kii moom ab proposition de structure la rek maanaam daa mel ni tey moom maanaam yàq wi rek la ñuy waxtaane tey léegi nag li ñu siy dolli ak nañ si kii mën nañ jéem a xool bu ñu taxawalee calendrier de travail bi nan la ñuy dugalee yenn contenu yi si biir daal waaye surtout yàq wi tam mu ngi porté wu tam surtout rek si li ëpp solo mooy structure bi maanaam mouvement bi xamu mouvement lay doon xamu forum lay doon xamu peñ maanaam ban structure lay mën a am boo xam ne dana mën a tax fonctionnalité yi di mën a dem sans mu bañ a am ay ni ko almaañ di waxee suuf si biir machine bi daal waaw ay rincement ak yooyu donc au moins ba mu mën a fonctionner ñu mën a xam ñan ñoo war a def lii ak yenn responsabilité moom la ñuy teg bu boobaa bon yaakaar naa ne loolu peut-être dina si baax mais kooku yëpp yàq wi moom ñu am ko mooy li nga xam ne moom moo si ëpp solo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ak sa. sëñ bi ngeen def. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi sant bu baax. ñu leen di ziare bu baax a baax. ak sa delloo ziare. leen jaajëfalit bu baax nag. ak sa jërëjëf kay ak sa waaw comme ni ma ko waxee rek maanaam tey moom yàq wi la ñuy structure bi moom la ñuy waxtaane léegi liñ ci dolli nag contenu bi kooku mën nañu xool ci calendrier de travail même bu fekkee ne am na sax lu jot a dugg léegi mais ñu xool que nañu xoolagum structure bi nan lañ koy taxawale bon léegi nag sëñ Maam Thierno ñu ngi lay ziare bu baax di la sant aussi si vraiment esquisse bi nga defoon mu nekkoon loo
xam ne tam daanaka dimbale woon nañu lool bon pour ñu am une vision un peu plus claire si li nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal léegi li ma kijee noonu nag daanaka au départ am na statut bu Croix-Rouge international defe naa bu sëñ Motala proposé woon daanaka kooku si moom laa xawoon a basé wu ak waxtaan yi ñu amoon ya auparavant pour ñu mën a xool léegi maanaam ban jëm moom la ñuy mën a jox li nga xam ne moom la ñuy taxawal bon kii bi nag bon li ma si expérience bi ma am personnellement mooy structure Croix-Rouge wala Croissant-Rouge xaw naa wuute tuuti ak structure association comme ñun ni ñu ko xamee fii nii si sunu réew yi daal donc moom moo taxoon ma ne woon ba peut-être ñu xool ban structure la ñu mën a am boo xam ne puisque ñun dañu bëgg di agir au niveau mondial maanaam ban structure la ñu mën a xool boo xam ne instance yi ak yi suñu taxawalee dana mën a tax ñu mën di agir au-delà si suñuy frontières yi nga xam ne moom la ñu am parce que daayira yi ñun suñu daayira presque si suñu ville la yem bon fédération yi aussi suñu fédération Allemagne donc nga la yem mais bu ñu naree taxawal loo xam ne day dem ba jël Europe occidentale wala aussi continent européen il faut ñu jéem a xool tam nan la ñu mën a taxawale leneen loo xam ne bon dana am lu mu siy jël waaye dana am leneen lu muy yokk léegi nag li nga xam ne bu ngeen ko xoolee si texte bi si proposition ngi jégul si proposition bi nga xam ne daanaka moo jógee si texte bi daanaka kii bi damaa def si kaw nekk lu mel ni bon maa ngi ko tuddee forum mën naa nekk forum mën naa nekk mondial wala mouvement boo xam ne daanaka moo nekk si kaw am nag ñetti pàcc comme ñetti département daal benn bi bon maa ngi ko tuddee penc mi beneen bi nekk conseil de délégué beneen bi nekk commission permanente bon bien vrai que commission permanente bi daanaka si kiw Croix-Rouge bi laa ko jëlee waaye sëñ maam Thierno neen tam mën nañu xool ndax mën na nekk comité de réflexion wala ban xeetu tour lañ koy mën a wuutal léegi su ko defee rek peut-être ñetti yooyu ma waxagum leen lan laa xalaat que ne lu tax ma jëleen pour ñoom ñett ñu constituer socle bi bon sëñ Malick waaw dama doon wax rek ni la bu la neexee mën nga ko présenter bu dee texte bi ngi sa kanam si fekkee ne du la gêner mën nga ko présenter fekkee na nga bëgg mu gën a gaaw tamit tu peux continuer mais xamal ne rek tu as le choix waaw bon dama ko noté sur papier daal waaw kon baax mais teewul waaw xam naa peut-être c'est vrai que ni doon gën a gaaw mooy ma defoon ko sous forme d'organigramme bu ko defee ñu mën koo gis visuellement pour xam ni muy kii mais penc mi daal ak conseil de délégué yi ak commission permanente mooy ñett yi nga xam ne ñoom laa tuddee aussi comme organe statutaire maanaam ñi nga xam ne yenn fonction yi ak yenn rôle yi spécifique moom la ñuy jouer si biir mouvement bi si li nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal bon penc mi tam bon texte bi nee na aussi bon day am un bureau maanaam bureau boo xam ne day am yenn fonctions yi comme président vice-président trésorier am na proposition aussi lu si sëñ maam Thierno dolli aussi ay postes yoo xam ne dafay nekk en plus de ça tam en plus du bureau day amaale ay commission technique mooy defe naa commission yooyu ñu nommé woon si document initial bi ñu taxawaloon daal mooy commission organisation finance projet yooyu yëpp defe naa daanaka mooy partie bu mujjee bi nekk si texte bi waaw donc ñaari instance yooyu moom laa def si penc bi maanaam bureau boo xam ne dañu koy voté ak
commission yi nga xam ne ñooy exécuter maanaam orientation bi nga xam ne wala kii nga xam ne moom la bureau bi di taxawal léegi conseil de délégué yi kooku aussi bon délégué yi moom parce que bon dafa jàppoon ne rek ni sëñ Mamor waxoon ne li ñuy def mooy il faut ñu commencer par la base maanaam base bi il faut base bi daal di si gis boppam bon moom moo taxoon ma jàppoon ne pour délégué yi bon dañuy jàpp seeni représentant maanaam représentant des fédération nationale comme fédération Allemagne wala France wala Italie wala yéen seeni représentant ñoom ñoo fay teew mais aussi parce que dama jàppoon ne bon structure bi ñu am ñun si diaspora bi mooy am nañu daayira yi am nañu fédération yi nga xam ne ñoom ñooy regrouper daayira yi mais aussi mën nañu jéem a xool aussi nan la ñuy taxawal aussi ay fédération sous-régionale mën naa doon ki Afrique de l'Ouest Afrique centrale wala Océanie wala ki Europe de l'Est mooy fédération sous-régionale yoo xam ne ñoom aussi peut-être ñoom ñooy gën a gaaw a jot taalibe yi bu fekkee ne dañu am une fédération continentale donc conseil de délégués yi représentant wu fédération nationale yi ak fédération sous-régionale yi ñoom ñoo fay nekk bon léegi mais aussi mën nañu xool bu fekkee ne dañu jàpp que ne daayira yi aussi mën nañu fa am ay représentants mais boo xoolee peut-être nombre de daayira yi am daayira bu si nekk bu na am représentant aussi bon peut-être le corpus là mën na exploser quoi pour doxalin bi mais représentant fédération nationale ak fédération sous-régionale yi moom laa jàppoon teewul tam si conseil de délégués aussi ñoom tam mën nañu voter mën nañu élire seen président ak seen vice président yoo xam ne daanaka bu ñoom ñooy wax ñoom ñoo leen di waxal daal bon mais foofu aussi bon mën nañoo xool bu fekkee ne si bureau bi peut-être mën nañu am yeneen i fonction yu ñu dugal foofu si conseil de délégués yi aussi mën nañu ko faa def. Commission permanente daanaka si ni ma ko gisee mooy bon c'est vrai que am na proposition comité de réflexion mais idée bi ma amoon si commission permanente parce que côté Croix-Rouge dañ ne commission permanente daanaka moom mooy organiser les conférences internationales maanaam yi nga xam ne dañ ko am presque tous les 4 ans bu amee yenn événement même bu fekkee ne ki AG la par exemple commission permanente bi ñoom mën nañu décider si ban dëkk la ñu koy organiser mën nañu xool aussi maanaam yan thème la ñu fay waxtaanee ñoom ñooy définir ordre du jour bi mais foofu moom xam naa peut-être baax na aussi ñu gën see dolliwaat te waxtaan ñu xool commission permanente wala comité de réflexion bi aussi ban rôle moom lay war di jouer donc loolu mooy structure bi ma gis maanaam muy penc mi bon dama ko tuddee penc rek parce que amuma beneen terme boo xam ne bon peut-être moom mooy war a gën a ya approprié pour loolu daal bon mën nañu wax bureau fédéral wala bureau confédéral mais puisque commission yi def si àndaale moom moo tax rek mu tuddee ko penc en attendant mais bu ñu amee beneen terme aussi mën nañ ko utiliser donc muy penc mi ak bureau conseil de délégués yi ak seeni représentants ak commission permanente maanaam ñett yooyu mooy ñi nga xam ne ñoo nekk les organes statutaires léegi nag après si waxtaan mën nañu xool nag ku si nekk nag ban rôle lay jouer wala yan responsabilité lay am daal bon mais li ma jàppoon rek mooy le bureau fédéral mooy bureau bi ñu wax wala le penc moom mooy l'instance la plus haute instance daal moom mooy instance bi gën a kawe mais teewul conseil de délégués ak commission permanente ñoom aussi c'est des organes statutaires yooyu tam ñu boole wàllu ko ci biir bon au moins pour ñu am un fonctionnement un peu plus collégial
donc nga xam ne aussi bon dana mën a tax aussi puisque daayira yi ils sont représentés ñoom aussi ñu mën a gis seen bopp si biir liggéey bi di daayira yi di fédération yi bon loolu laa xalaatoon si yàq bi si maanaam structure bi daal léegi nag xam naa dama leen di delluwaat kàddu gi rek léegi bu ko defee proposition yu mën di am wala yeneeni recommandation bon ñu jéem a xool loolu nan lañ ko ci mën a tenir en considération daal ak sa jaajëf ñu ngeen di jaare bu baax jërëjëf Malick ma ne am naa ci gis-gis bu ma joxee kàddu gi ginnaaw bi ma sante bu baax nag ci document de base bi ndax dans l'ensemble rafetlu naa ko xëy na li ma ciy dolli rek mooy doxalin yi nga wax léegi bu ñu juboo nii ci structure générale ba noppi organes yi après ñu juboo ci structuration texte bi rek ba defe naa après bu ñu jëlee ay formulateurs sax formulateurs yi daañu ko mën a eggale léegi man tuuti rek laa am réflexion ci ñetti organes yi ànd naa ci ñett yi waaye dama bëggoon ñu roy tuuti ci Union européenne xool naa bu baax seen constitution bi ndax dana gën a dëppoo ak suñu mébét su ko defee li ngay wax ci turu mbooloo mi loolu moom mën na provisoire mën nañ ko tudd rek l'union des organisations mourides de la diaspora pour l'instant l'union bañ ci sonn ndax bu ñu demee ca AG constitutif bi constituante bi xëy na tour mën na fa génn ñun mën nañ def pour l'instant rek un nom générique tudde ko l'union des organisations mourides de la diaspora léegi nag ci biir ñetti pàcc yi ànd na ci penc mi su ma sañoon day nekk structure boo xam day am président wala ay président ay vice président comme ni muy doxe nii am administrateur am ay animateur animateurs yi mooy ñiy doxal gis-gisu Ababacar Thiakh boobu mu joxe woon maanaam mu bañ a tekkaaral muy dox ba noppi ñu bind quelque part ni moom penc mi ñu ëpp ci liggéeyam par visioconférence la koy defee ginnaaw bi ñu waxee niñ ciy bokkee mel na ñu ni rek structure bi ne benn nit wala fédération bu ne nangam waaye daal penc mi na doon loo xam ne benn pàcc la mooy valider lépp mooy élire mooy nommer après li nga tuddee conseil permanent su ma soxla day nekk rek le conseil des délégués de la diaspora le conseil comme ni le conseil de l'Europe nekkee mais ci biir conseil bi nag ca la ñuy def commission technique yi ak ça maanaam conseil bi day am bureau boo xam ni penc na koy élire am secrétariat général am ay commission technique am yaa ngi dégg waaw commission technique yooyu ne yu bëri indi nga leen ci texte bi mooy yi classique rek culture finance organisation yooyu après ñi bind daañ ci joxe yi gën a classique ci organisation léegi nag ñetteelu pàcc bi fi laay indee toute rek contribution pour man dafa war a nekk ay comité consultatif maanaam bu ngeen fàttali ko suñu waxtaan yi fi ma soon def mooy bu ñu bàyyi kenn am na benn texte d'orientation bu ma bindoon ba doon wax ni bépp xeetu expertise rek bu am bépp xeetu acteur bu am ci diaspora bi rek nañu fexe bañ bokk ci mbir mi lu mel ni imaam yi ak ulama yi lu mel ni ansaar yi muy tuddee lu mel ni soxna jaare yi comme noonu nga ko bindee bépp xeetu catégorie d'acteur bu am njariñ ci diaspora bi ba ci opérateur économique yi ba ci scientifique yi lépp lu dessiné wu rek ba am forme ñu créer ko comité consultatif par exemple comité consultatif des oulémas la diaspora comité consultatif des soxna jaara de la diaspora comité consultatif des daayira Baye Fall de la diaspora ñooñu seeni représentants ñooy daje ci benn commission des experts wala comité des experts waaye nag comité yooyu bëgg nañu jox ko tuuti indépendance bi lim ñuy dimbalee mooy dañuy bind ci biir texte benn article boobu day wax ni
penc mi mën nay créer des comités consultatifs saa yu pertinence génne sur proposition du conseil. waaw bu ñu demoon ba jékki-jékki dégg ñu naan am na ay comptable yu dajaloo yu bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa ci diaspora bi lañ dëkk. ñu fexe ba ñooñu am seen comité consultatif. Comité consultatif bu ne di proposer plan d'action ak ay idées conseil. ak ça. kon pour me résumer. day am penc. mooy taxawaayu AG. penc moom am président ak vice président. administrateur ak animateur. moom ñëpp ngi ci biir. mooy valider nag lépp. am le conseil. mais le conseil day am un bureau et des commissions techniques. commission technique yooyu ci la ñuy def les classiques organisation finance et cetera. amaan nag le comité des experts. wala le comité des organes d'experts. bu ko tudd rek baax na mais moom la muy ëmb. mooy saa yu benn type d'acteur génnee rek ci diaspora bi. créé leen comité consultatif. ak ça. ba nga xam ni bu ñu doxee. du ñu bàyyi kenn. te lu feeñ ci suñu kanamit. ñu mën ko intégrer. ak ça. léegi nag ñun mën nañu. comité consultatif yi war a am. ñu arrêté ci un minimum. lu mel ni imam yeeg ulama yi soxna jaare yi ansaar yi mooy ñu tuub ndawi Sëñ Tuubaa. Baay Faal yi. ba ci benn boo xam ni. day regrouper les jëwriñ des kër Sëñ Tuubaa. les conservateurs des kër Sëñ Tuubaa. nga xam ni. idée bi li tax mu ñor ma mooy dara du la rëcc en fait. ndax lu amagul sax. jékki-jékki woon am. nekk type d'acteur. nga mën a jël seen expertise ñu dugg ci biir mbooloo. loolu daal moom laa ci gis rek ci mu xaw a wuute tuuti ak li ma gis ci texte bi te daanaka sax benn la. ak ça. li ñu wuutee rek mooy le conseil mooy day am bureau bu am ay commission technique ñu beraat nag beneen comité boo xam ni. dañuy ber les experts. ak ça. waaw loolu daal laa ci gis man ci wuute. bu defee mën nañ ko bàyyee gars yi ñu càmbar ko. ak ça. suñu arrêté dara nañu doog a jàll ci structure texte bi ci bopp. ak ça. waaw kay di sant ñëpp di gërëm ñëpp. jaajëf ak ça jaajëf waay jaajëf loolu rafet na kon xam naa bu dee am na ñeneen ku si bëgg a dolli ay xalaatam. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. suma jëwriñ yi maa ngi leen di ziare. ñu delloo ziare. di rafetlu liggéey bi am na solo lool. comme ni ñu ko waxee woon rek ambition baa ngi fi de approfondir ngeen ko. di jaajëfal aussi suñu jëwriñ Sëñ Murtada. xam naa ni moom pour ñu dolli ci dara ci li mu wax. dafa jafe ak ça. daal ñu ngi ko structuré noonu. defe naa buñ ko toppee noonu dana baax yax bi dana taxaw baax a baax. ak ça. di ci dolli rek surtout côté penc bi. li nga xam ni moom mooy jëmbal penc bi muy assemblée générale comme niñ ko waxewoon mu nekk instance suprême bi. xam naa buñ mënoon fexe ba am ci conseil yi. comme ni nga ko tuddee woon muy conseil permanent. waaw sëñ Mourtada ni ñu ko waxee rek ñu def ko rek conseil. composition bi buñ ci mënoon a xalaat rek ñu fay toog parce que comme que daayira yi fédération ak fédération sous-régionale yeeg continentale yi li ñuy dajal. te li nga xam ni moom moo ñor li nga xam ni moom mooy bépp murit bu nekk ci àdduna bi wala sax nga nekk Sénégal. parce que loolu aussi war nañ cee xalaat. wax li ñuy créé nii c'est pour la diaspora. mais li koy gën a may doole plus tard. dañ ci foog ñu boole ci fédération régionale yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal. pour bañ a mën a jël rek fédération yëpp yi nekk Sénégal xam naa dana xaw a kii. mais bu ñu jëlee 14 régions la bu ñu xoolee 14 régions yëpp. fédération ba fa nekk rek
nga xam ne moo boot la fa la ëpp ci daayira yi nekk ci région boobu ñu jël ko boole ko ci dana baax li ma doon wax rek mooy que ni fédération yi seen bopp danoo nekk lépp lu xew ci àdduna bi que muy ci juróomi continent yi fédération yi mën na noo porter maanaam loolu nga xam ne moo xew indi ko ci biir penc bi bu ko defee la ñuy càmbar dana nekk loo xam ni d'une manière permanente exemple bi ñu amoon ci comité de réflexion bi foofu lay gën a amee doole parce que xam nga daayira moom ñun buñ taxawalee lii c'est pour insister aussi les daayira ñi nga xam ne ñoo nekk ci base bi ñu dem ci fédération yi fédération yi aussi buñ ko mënee def fédération sous-régionale comme ni ngeen ko waxee mais fédération yi dañuy am doole ci affaire bi de sorte que liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def en amont et en aval ci ñoom lay jógee suivant par exemple réalité yi nga xam ne ñoom la ñuy dund activité yi nga xam ne moom lañ bëgg a teg te nga xam ne muy activité yoo xam ne du bokk ak dara activité yi nga xam ne ñoom moom la ñuy faral di def te bëgguñu koo jëlee ci ñoom aussi bëgguñu koo jëlee ci ñoom indi ko ci lii nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal pour bañ koo alourdir maanaam pour bañ koo sëf yeneen affaire yoo xam ni daayira yeeg fédération yi ñoo koy def ci gàttal daal composition conseil bi comme ni ko jóori si mu laa wax am na solo trop ñu xalaat ci aussi bàyyi xel liñ sëñ Maamoor waxoon aussi liggéey ba pare ñeneen ñëw jël ko de telle sorte que fédération yi bu xasee ba taxaw daan ni kat comme ni nga ko defee yow ci sa kii bi sëñ Malick ak sëñ Babacar ni ngeen ko defee noonu daa di délégation yi bu nekk baat nga am te bala baat bi kat nit mënu koo am mais il faut nga nekk ci délégation des fédérations maanaam daayira mënu koo am personne simple aussi mënu koo am maanaam benn taalibe bu murit bu ñëw rek mënoo am loolu bon il faut nga dugg ci délégation yi nga xam ne ñoo jóg ci fédération donc composition ma daal fu may waxee fu ma nekk nii mooy composition conseil bi dañ ci bàyyi xel bu baax parce que liggéey bu bari foofu lay jugee mais aussi bureau bi sëñ bi wax bi sëñ Moutala wax am na solo trop ci page bi parce que aussi ñoom ñooy lépp li nga xam ne ñoom ñooy AG lépp luy AG assemblée générale wala assemblée générale extraordinaire ñoom ñoo koy fixé ñoom ñoo koy définir c'est-à-dire bu jëlee li nga xam ne moo jugee ci conseil bi ñoom ñooy fixé bu fekkee assemblée générale moom xam naa loolu moom daan ko tënk ci AG bi ñuy def mais assemblée générale extraordinaire yi fédération yi ñoom ñoo koy jox bureau bi xool est-ce que jar na def assemblée générale extraordinaire ñu fixé date daal di définir ordre du jour bi foofu daal laay waxe composition conseil bi daal am solo la ci pàcc bi parce que liggéey yu bari ñoom ñoo ko ci yore maa ngi déggalu bu baax su fekkee ni wax bi leeru naka sa jaajëf jërëjëf koy wax ji rafet na lool que ñu sant bu baax a baax ak sa salaamaaleykum aleykum salaam waaw man la Ablaye Diop Allemagne Bremen ginnaaw bu ma leen nuyoo jaajëfal leen rafetlu bu baax a baax it liggéey bi ak taxawaay bi di leen ci jaajëfalit bu baax a baax li may doon wax rek mooy li sëñ bi génn léegi wax mooy il faut sëñ Moutala am mbawit wax ko mooy bu ñu royee ci doxalinu communauté européenne bi nga xamante ne ji wala union africaine bi bu ñu royee ci yooyu rek dinañu alléger dinañu yombalal suñu doxalin te dina yombal kuréel gu ne rek it doxalinam
waaw ndax bu ko deful bëgg a jël lépp yan ko benn kuréel yaakaar naa ni boo moytul kuréel boobu dina dem ba boo moytul affaire bi da koy ëpp doole ba tax na man daal li may yaakaaran moom mooy comme niñ ko waxee nii am benn bureau exécutif élargi bu ko defee nga xam ne kooku mooy daanaka doon lu mel ni li nga xamante ne ci daayira yi ak kuréel yi ñoo koy seq waaw bu ko defee nag daayira yi moo xam dëkk bu man di nekk daayira boobu moom day daal di doon comme benn état ci biir day mel ni benn état ci union africaine bi wala mu mel ni benn kii ci biir union européenne bi bu ko defee nag laa bu boobaa après nag bureau élargi boobu bureau exécutif bi bon mën nañoo am aussi nag benn comité directeur boo nga xamante ni ji moom mooy nekk nag au-dessus de tout pour wàññi daal pour li ma jublu ci sama wax daal pour jéem a wàññi tuuti administration bu bari bi ak poste yu bari yi ak protocole bu bari bi waaw parce que comme dañuy débuter buñ ko teelee compliqué wala réyal ko rek man nañoo indi ci début bi jafe-jafe parce que comme ni ma koy waxee parce que man mi tey fi nekk nii tey peut-être domaine bi ñuy waxee moo tax am na question yu ma war a laaj ci mbir mi ndax niveau d'information yi du tolloo waaw buñ ko décentraliser noonu nag niveau d'information yi dinañ ko mën a yaatal ba pare aussi dëkk bu ne bu boobaa wala daayira bu ne bu boobaa day liggéey ci ay loi dëkk ba mu nekk ak ci doxalini daayira boobee ci seeni statut ak ci seeni règlement intérieur waaw man daal loolu laa ci amagul pour le moment di dégluwaat ba ci kanam incha allah. naka sa jaajëf jërëjëf wax ji rafet na naka sa. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. man la Abdou Ndiaye. Touba Sardaigne. Italie noo ngi leen di nuyu bu baax. ak sa. delloo ziar ak sa. yéen a ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg. noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp noo ngi nuyu professeur Murtada. ak sa. muy sama secrétaire général si sumu ko waaye maa ngi koy seen sëñ Insa. jaajëf. dama xaw a commencé tuuti jël nag tuuti le train en marche ba ngeen di commencé booba dama nekkoon di doog a agsi ci kër gi. noo ngi jégglu waaye comme c'est tey solo tubaab bi waaye comme seen naa professeur ni mu solo moom amul problème dana ma yóbbaale. lañ ne waaw kay léegi dafa am lu ma doon bëgg a laaj est-ce que par exemple maanaam incha allah buñ demee ba lii ñuy defar àgg ndax xalaat nañ ci maanaam man réew lay juddoo ndax bu dee lu tax may poser question boobu su dee Sénégal la dañ koy def sur le droit sénégalais su dee Suisse la ñu def ko sur le droit suisse su dee France la à la kuliyaan bu dee dañ ko bëgg ñu reconnaître ko il faut que ñu def ko ci maanaam les lois et les règlements de ce pays loolu xawma ba xam wax ngeen ko wala waxuñu jëm ci parce que en général bu doon tey fii lañ koy defee boo demee ci tey suñu statut bi joxe woon nañ ko mais bu fu mën a doon tam dañuy wax ne par exemple comme Italie ñu def ko ci li nga xam ne moom moo tënk lépp lu jëm ci wàllu association wala fédération wala confédération
léegi loolu isam loolu xalaat nañ ci wala loolu waxtaana gun ci maanaam fu nga xam ne matériellement fa lay juddoo nga xam ne kon il faut lu ñuy defatam dañuy xool loi yi ak yi nga xam ne mooy régir les statuts des associations. waaw sëñ sama sëñ maa ngi lay nuyu tey jégalu tam daanaka boo gisee texte bi sax ni ñu ko dugale pour siège bi moom dañuy bind siège def 3 points. non waaw maanaam voilà mais comme tey on doit entrer dans le concret parce que tey. waaw xam nga boo xoolee tey bu ma la doon jël suñu statut. nga naan article 1. wax foofu ngay wax siège social ba. waaw wala siège administratif fan la. ak bu ko defee nga doo dem si article 2. wax confédération par exemple mbooloo mi. ñan ñoo ko formé. bu ko defee ñu ne. comme li sëñ Mourtala wax. association yeeg daayira yi ak yi nekk ci diaspora bi. su ko defee suñu neexee jàll ne durée bi. suñu waxee ñaata lay durée suñu paree damay joxe rek exemple. waaw suñu paree ne la qualité de membre nan la nit kan mooy membre bi. waaw ni nga ko waxee sax noonu la bu ñu paree kan mooy qualité de membre nit ki nan lay amee membre. nit nan lay ñàkkee la qualité de membre. suñu paree ñëw ci benn côté boo xam ne si nit ragal naa ne lu am solo la mooy. le but de la fédération wala confédération wala nan lañ ko tuddee. waaw ni nga ko waxee sax noonu la maanaam li ñu tënkoon pour waxtaanu tey bi. dañuy waxtaane pour yàq bi maanaam structure bi. nan ngay taxawee. waaw moom la ñu wax ne moom la ñuy waxtaanee tey daal. maanaam nan lañ koy structuré. léegi nag li nga wax tam xam naa peut-être ay waxtaan la yoo xam ne peut-être suñu. waaw bu ñu demee bu ñu defaree yàq bi ba pare waaw bu ñu defee yàq ba noppi nag après doo xam ne lan la ñuy dugal si biir daal. waaw moo tax dañ ñëwoon sax bu ñu paree après dañuy waxtaan calendrier de travail. bu ko defee ñu xam léegi yeneen session yi am lan lañ ciy waxtaane ak nan lañu kiyee daal. kon moom à part loolu moom laa defe ne woon kii na li nga xam ne c'est li am solo li ma ci doon wax moo di ne. li am solo mooy sëñ bi li mu mujj ki mujj a wax. may doog a wax. sëñ Ablaye Diop. sëñ Ablaye Diop. mooy dañuy fexe ba ne. changé wuñu maanaam ñu remplacé wuñ kenn. jëluñu kenn lam yoroon. dañ naan kenn ku ne la nga yor téye ko. fa nga ko téye woon dee ko doxe. léegi ni ñu bëgg kay mooy kenn ku ne la nga yor. ci nga somp ca indi ko nu boole ko. su ko defee kenn du indi fiiraange yaakaar ne lii juddu kat day ñëw pour phagocyter la wala muy ñëw maanaam pour remplacer la. su ko defee rek toujours li sëñ Mourtala wax ñuy liggéey ak sëñ Diop. de caractère inclusif que. ñun ñëpp noo ko bokk. kenn ku nekk tey jii war nañ buñ demee tey xam naa ne dinañu ci àgg buñ demee ba nga xam ne yàq bi noppi na bañ commencé nag di remplir di def contenu bi. tey jii man nañ ne bu doon tey juddoo na Sénégal ñu enregistré ko Sénégal. man nañ cee def article boo xam ne si nii dañ naan. juddoo na fii kat waaye day am siège à l'étranger. xam nga lu tax ma wax loolu. dafa am kayit yu ma sëñ Mourtala joxoon. bi muy ma gis ci. dama ko doon seet nii sax gisuma ko. ma gis ci avant muy ñëw à l'étranger. dafa am Al Azhar boobu bi mu koy defar. boobu y'avait le ministre Madiang Khary Diang. ci statut boobu gis naa ci ne da koo def enregistré ko Sénégal ba pare na nag ne léegi danañu wut ay sièges yu nekk à l'étranger. yooyu dañuy nekk bànqaas ci lii ñuy def nii. su ko defee tey jii comme li kii wax ni kër sëñ Touba gu nekk rek bu ñu adhéré kër sëñ Touba googee mën naa nekk siège confédération wala siège mbooloo moomu. bu dee sénégalais bu doon tey jii bu doon Italie la. am nañ fukki kër ak juróom-benn fukki kër ak seen juróom-benn yooyu kët. fenn fu nekk dana nekk siège lii ñuy defar di ko fa dundal. soo demee France am na fa. soo demee fépp fu daara yi nekk ci diaspora bi am na ak foo xam ne si itam bu ñu demee ba bëgg cee boole Sénégal. nga xam ne dina yaatu. te kenn du tiit ne dañuy jël dara parce que dañ naan kenn ku ne la nga yoroon téye ko.
waaye dañuy fexe ba nga nekkal fa mbooloo ma te loo am mu baax nga somp ca bul indi lépp sax somp ca indi nu boole maanaam loolu laa doon loolu laa ci doon yokk en attendant ak sa jaajëf jërëjëf ak sa salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam waaleykum salaam wa jëwrin maa ngi ziar ngeen delloo ziare jiital sama jëwrin Mourtala Mboup man la El Hadj Abdou Dieng fii ci Suisse Genève ñu ngi ziar El Hadj ngeen delloo ziare maa ngi ziar sëñ Malick maa ngi lay ziar bu baax ñu ngi delloo ziare di ziar tamit sama jëwrin Ababacar Thiakh ci commission bi di wax ne ba ma tàbbee léegi nag daanaka du may wax lu bëri wante ba ma tàbbee laa defoon sama benn draft yónnee ko sëñ Ababacar ci statut bi wante dama bëggoon a dellusiwaat rapidement rek xam naa sax xam ngeen ko gis ngeen suñu commission sart bi maanaam ni mu xaw a jafe par rapport ak yeneen commission yi ndax lim lëkkale moo bëri maanaam dafa lëkkale dëkk yëpp ci am murit ci àdduna bi su ko defee pour ñu mën a taxawal charte yi ak branche yi man dama jàppoon ne bu ñu xooloon par exemple dëkk yi nga xam ne certes xam naa ne am Italie dégg naa léegi sëñ Abdou Ndiaye ne yónnee na ay statut mais liñ doon gën a yombal liggéey bi si sama xel mu gàtt mooy bu ñu mënoon xool ci dëkk yi am confédération des daayira yëpp comme États-Unis Italie France par exemple ñu jéem fa copter ay membres yoo xam ne dañu bokk ci commission statutaire wala ci bureau yi maanaam dana allégé booba peut-être liggéey bi ndax boobaa dinañ bu ñëwee dinañ expliquer ñoom naka lañ taxawee ci mbir mi bu loolu weesoo tamit damay daal di ñëwaat rek gën a appuyer peut-être li sama jëwriñ Serigne Mourtala Mboup wax ñetti commission yu ñu génne nii bureau bi ak conseil bi ak le comité consultatif su ko defee loolu day boo xoolee day rejoindre modèle de structure d'instance bi ñu yore woon rek sauf que dañ koy jéem a peut-être tropicaliser jéem ko adopté lañ bëgg ñu waaw c'est que mën nañ jéem a appuyer ci nga xam ne mooy par exemple l'Union européenne ak si ay statut jéem a xool naka lañ koy jéem a muritale ba mu wunu liñ bëgg a def ñun ak ça te li sëñ Abdou Ndiaye mujjee tamit mooy fexe ba rassurer ñëpp ci yeneen confédération yeeg yeneen daayira yi ba kenn bañ a ragal te dañuy ñëw foqati la fa nekkoon mais dañuy boole rek jéem a boole comme ni nga ko waxee rek ku nekk comp ci la nga mën a kii ñu boole liggéeyal Serigne Touba tamit gën a insister pour rassurer ñëpp su ko defee ñu mën a ubbi ñu mën a ñëw bokk waaw loolu daal laa ne woon naa ko dugal ak ça xaaral bañ avancer pour bañ a téye kàddu gi maa ngi jégal bu baax ak ça waaw sëñ Malick sëñ Ababacar Thiakh mooy yëgle rek ni dafa am problème connexion bu ko bett waaw tontu naa ko ni ko amul benn problème dinañu wéyal ak ça waaw bu ñëwaatee muy noonu waaye dafa am daal problème connexion bu wax ko bett waaw ak ça jaajëf waaw salaamaaleykum aleykum salaam li sëñ bi fi génn léegi wax léegi ne pour ñu xool yeneen dëkk yi nga xamante ne ji man la Ablaye Diop Allemagne vraiment dëkk yi nga xamante ne ji dañoo am lu mel nii ñu jéem a xool ñi doon toppatoo statut yooyu mais man yaakaar naa ni parce que man mii fi mu nekk fi may wax ak yéen maa ngi ko yore tiim ko nii muy statut bu waa Italie yi statut confédération des associations de Cheikh Ahmadou Bamba man dama ko tiré papier yi ngeen ma yónnee yëpp dama ko tiré papier tiim ko de telle sorte que man su ma xoolee ñoom seen statut boobu franchement yu ndaw rek lañ ciy soppi tur yi rek kat yi mais c'est complet man dama ko tiré ay étape la parce que boo xoolee ñoom dañoo def statut fédération des associations Cheikh Ahmadou Bamba constitution siège durée finalité defaat commission statut texte et programme cahier de charge defaat cahier de charge
ak lépp bu ko defee ñoom dañ koo dessiner sax ba nga xamante ni moom vraiment dañ la koo tegal sur le plat. sëñ Diop. waaw. yax bu njëkk bi man mii maa ko def. dañ ko basé woon rek comme nañu dañoo am benn projet de statut rek nekk ci. effectivement liggéey nañ ci lu mat presque man Cheikh Mbacke Mbuub ak Modou Penda Thiam. ak suñu beneen waay on a travaillé pendant 6 mois yoo xam ne si ni ñun dañ doon def bu ñu amee temps rek le lundi la dimanche wala yooyu ñu liggéey ci waaye effectivement ragal naa ne tey jii buñ ci dindi woon daanaka Italie ci tur ci foo gis Italie wala gis ci lu wax législation Italie dina mën a nekk buñ ci d'accord lu bëri loo xam ne si nii daanaka ndax tey boo xoolee objectif yi ragal naa ne objectif yi ñu fi def yëpp biñ ko dee def xalaat ragaloon nañ ne foo dem ci kër Sëñ Tuubaa gu nekk rek loola war na caa mën a dem xam naa loolu nag bala ñu ko soxla dëgg-dëgg comme li Sëñ Muntaxa wax buñ demee ba d'accord ci ba yax bi noppi. man li nga wax ni sëñ bi day mel lay defukaay bu defukaay yi jotee ragal naa ne buñ ci tibbee dinañu am yu bëri yooyu dinañu ci ko mën a sotti. parce que xam nga man li ngay wax nii dama cee d'accord parce que man dama koo lire ba mu jeex. commencement ba fin. yax bi Malick def aussi dama koo tirer papier mi ngi nii moom it lire naa ko ba mu jeex. waay. ngeen baal mu tuuti rek dafa mel ni ñu ngi yàq réunion Malick de. ñoo ngi jéggul sant li El Hadj Abdou wax ak sëñ Abdoulaye Diop. en fait on est censé avoir passé cette étape. dañoo jubóo na ñëpp xool documents yi ñu jox. donc ñun ñëpp xool nañu Italie xool nañ Croix-Rouge xool naa Union européenne yàgg naa ci loolu dafa mel ni weesu nañ ko. ak FONCAP tam. ak FONCAP léegi nag sur la base de ces documents ci la Malick proposé yax bi mu ñu tegal. document de base. mu proposé woon ñu xam naa sëñ Abdou li mu yeex a dugg la mais mu proposé woon ñu réunion tey bi. ñu jubóo ci yax bi squelette bi. doo ko jël nag ay formulateur. inspiré wu waat nag ci document yooyu yëpp dugal chair bi. ok. waaw loolu xam naa ne ko bu muy tàmbali. léegi nag dañu ne woon rek ci point bu mag bi mooy ndax. maanaam organes yi ndax jubóo nañ ci penc conseil ak comité expert wala leneen. loolu lañ bëggoon discuter ba noppi buñ ci jubóo ba noppi nag ñu dem ci biir texte bi na mu war a structuré woo comme ni ma doon waxee sànq. xam naa li ngeen yeex a dugg la rek waaye foofu de la Malick ne woon am déet Malick. waaw noonu la sax de noonu la kay ak sa bu defee léegi kon nañ waxtaanee organes yi ndax ñëpp jubóo nañ ci penc conseil ak expert penc mi am na nu mu war a bindoo ca biir conseil bi am na nu mu war a bindoo ca biir expert am na nu mu war a bindoo ca biir suñ jubóo ci organes yooyu ñu ñëw nag ci texte bi nuñ koy structuré préambule objectif compétence nangam defe naa loolu la woon de. loolu la woon tey. kon bu ma delloo la Malick ak sa waaw kon léegi xam naa man moom proposition bi nga xam moom ànd naa ci xam naa rek peut-être ñu bàyyi ñeneen ñi rek ñu joxe seen xalaat ndax approuvé nañu ko wala dér yooyu avant ñuy door a avancer daal. waaw ci organe de base yi rek. waaw ci organe de base. na maa laaj tuuti. waaw. sëñ Mourtala. organe yi nga ne lan nga proposé woon. waaw léegi Malick dafa proposé woon penc. waaw maanaam daal mooy taxawaay AG. waaw muy penc diaspora nga xam ne moom daanaka ñëpp a ngi ci. ma est-ce que maanaam penc lañ koy tuddee wala parce que en général bu dee statut la nag il faut boo demee ba di ko kii. waaw maanaam daa amul beneen baat bu ñëwoon sama kii rek moo tax ma tudde ko penc waaye mooy bureau bi nga xam ne mooy kiiw maanaam assemblée générale. waaw l'assemblée générale. waaw. man je pense que mën nañu. léegi su defee assemblée générale waaw. waaw léegi assemblée générale la ñu am ak sëñ Moutala dafa proposé le conseil ak comité consultatif. moom mooy ñetti organe yi mu proposé woon. les organes kon dañuy wax ne. pour yombal ko AG.
l'assemblée dafay am pencum ndawi diaspora dafa am mooy taxawaayu assemblée générale mooy assemblée générale kon l'assemblée benn organe bi c'est l'assemblée waaw mooy organe suprême ok c'est l'assemblée waaw nga xam ne assemblée boobu waaw tous ceux qui sont membres ou désirent être membres dañ ci am ay représentants très bien ok léegi nag boobu niñ koy structuré mooy bu amee présidence ak vice-président waaw dañuy fexe ba mu am animateur waaw ak administrateur waaw ba noppi ñu bind ci texte yi nii l'essentiel de son travail par visioconférence la koy def de manière permanente sauf buñ ko convoqué ci lu exceptionnel waaw nga xam day mel ne pencum ndawi diaspora bii ñu am nii rek moom la ñuy animé muy dund comme idéewu Ababacar Thiakh boobu léeg-léeg benn pays ñëw xamante réew yi ci des wax programme moom léeg-léeg sax bu ñu neexoon sax conférence wala dara en tout cas day dund waaw waaye nag ay président ak vice président rek lay am ak animateur ak administrateur pour rek ubbi comme ni ko instant di defee waaw léegi comme penc moomu kon moom mooy fal très bien comité bi nga xam ne moom mooy décider waaw mooy fal maanaam boo doon xool ci Union européenne day mel ni penc moom rek mooy le Parlement européen yaa ngi suivre assemblée bi mooy c'est le Parlement européen l'assemblée générale mooy am prérogative fal le conseil des mourides de la diaspora waaw léegi conseil boobu mooy organe exécutif bi le conseil qui dérive de l'assemblée générale waaw et l'organe exécutif waaw mais ca biiram day am bureau am secrétaire général waaw am les commissions techniques classiques ok lu mel ni organisation finance ak yooyu nga xam ne moom ñëpp koy am organisation ñëpp koy am waaw dégg nga léegi nag spécificité li ñu bëgg a def mooy comme bëgguñu bàyyi benn compétence ci diaspora bi bu mën a jariñ Touba ñu wutaat nag beneen genre forum des experts boo xam ni ca biiram ay comité consultatif ñoo cay nekk mais par expertise comité consultatif des oulémas de la diaspora waaw comité consultatif des régisseurs de Kër Sëñ Touba comité consultatif des Baye Fall de la diaspora etc bépp expertise rek bu taxaw même dans le futur day am benn article bu wax ni le conseil a le droit de créer de nouveaux comités consultatifs en fonction des expertises qui vont surgir su ko defee idée bi mooy duñu bàyyi dara mais comité consultatif yooyu nag dañuy am seen espèce autonomie seen représentant rek mooy nekk ci comité des experts bi ñu proposer ñu plan d'action di ñu conseiller saa ñu leen soxlaa ñu ñëw indil ñu dara su ko defee je résume le penc le conseil ak le comité le forum des comités d'experts. Est-ce qu'il n'était pas aussi intéressant d'envisager une présidence, la présidence? Mi ngi ci biir conseil bi day am bureau. Bon nañ wax président day am président am secrétaire général am président des commissions techniques. am sax trésorier. Quand le président du conseil sera le représentant légal de l'association wala kuréel gi. Très bien. Nag booy def chair maanaam bu ñu jubóo tey ci squelette bi bu ñuy bind chair. Mais est-ce que parce que xam nga inspiré wu yeneen yi fi am rek bind chair bi daal ni maanaam organe yi bu ki ne après dañ koy jox attribution. jox ko attribution. man nag baal ma professeur dama ragaloon ne. waaw su ñu amoon par exemple la présidence. waaw parce que bu ñu defee l'assemblée générale boobu fal le conseil. waaw le conseil ñoom ñooy fal la présidence. waaw. voilà présidence boobu nag ñu xar ko mu am ay commission. waaw. en commission léegi mais l'organe suprême qui coordonne c'est la présidence qui du conseil. waaw ba tey benn c'est bon. am na aussi leneen luñ ci war a boole. parce que l'organe de contrôle. waaw. les garants.
dina ñëw moom tam ci conseil bi lay nekk wala day nekk organe boo xam ne si organe boppam lay doon. non loolu en général doo ko def sa conseil da ngay def léeg-léeg sax comité nu ñu koy waxee di cabinet privé sax léeg-léeg moom ngay jël mu defal la sa mooy les garants voilà mooy c'est la même chose loolu moom boo ok c'est bon. alors gis nga xam nga lan mooy yees ci sama proposition bi par rapport à par exemple l'Union européenne au lieu kon nga def penc conseil et commission xam nga noonu la européen parlement conseil et commission place commission yow moom ngay ubbi nag ba saa yoo soxla créer comité consultatif boo imaginer rek nga mën ko créer. il faut itam buñ demee ba nga xam ne ñoo ngi toll ci remplir contenu yi. waaw. buñ jëlee ci Union européenne. waaw xam naa ñu jéem a fexe ba déficit démocratique boobu am au niveau parce que des fois xam nga y'a l'assemblée générale. waaw ñu am représentant yëpp normalement dañ naan c'est la partie la plus démocratique mais boo xoolee le conseil moo ko ëpp fuuf pouvoir de décision c'est le conseil qui décide. ils ont rééquilibré récemment avec leur nouveau. waaw kay maanaam ñun laa wax maanaam ñu def ko murit ba nga xam ne maanaam. bee du am doole dëgg ba te bële nga xam ne moom daanaka ñi penc ñi bokk ñëpp ca penc moomu lañ bokk. waaw ñun man li ma xalaat mooy suñu pencum ndawi diaspora moom mooy dernier recours lu mu àndul du jàll. d'accord c'est bon. waaw noonu laa jàpp mbir moom lu mu àndul du jàll. d'accord c'est bon. léegi nag ouverture boobu ñuy ubbi ba comité consultatif bu ñu bëgg a créer ko. imaginez leen le comité consultatif des way nangu njëbbal de la diaspora. muy sang yi dëkk diaspora résidence. le comité consultatif des salmodieurs de xasaayid muy jànkatu xasida yi. le comité consultatif des groupes kuréel. c'est-à-dire que concept bi day tax ba doo bàyyi kenn. doo bàyyi kenn. waxoon 10 ans am lu surgir sa kanam comme ni ma ko waxee sànq jékki-jékki rek Mansour Thierno Fall nga xam ne ñoom seeni idée macha allah. jékki-jékki wala am na benn groupe comptable nee na ñoom léegi dañoo bëgg nekk les comptables de Serigne Touba. kenn ne Allemagne kenn ne États-Unis ñu ngi jokkoo ñooñu dañuy am seen comité consultatif. am seen benn représentant bu dugg si ci comité des experts. avantage mooy du ñu bàyyi kenn. comité consultatif des ndawi Sëñ Touba. bi ma gën a neex man ci sama xol mooy comité consultatif des Ansar. mooy tuubee ni. xam ngeen ne am na suñ benn mbokk taaliba bu ne Italie ku ñuy wax Mbaye Gueye Mbaye. il est en train de faire un travail génial sur ce thème. dafa dajale italien yi tuub yëpp ñu ber seen daayira bopp. te boo demee États-Unis c'est le contraire déficit boobu la ñu am. américains yi dañuy tuub ànd ak murid ba ci yàlla ñu disparaître demaat. parce que kenn jëlu leen en charge. nga doog a ñëw nag soxna jaare yi doog a ñëw ci Baye Fall yi nga xam ne ñu ngi ci ndigal Baye Fall yi tënku ci xalif général des Baye Fall maanaam bépp type d'acteur boo xam ne bii dëkk boo dem fekk ko fa rek. dañ leen wutal buntu bu ñu bokkee ci mbir mi. ak saa. waaw loolu rek taxoon ma xalaate ko noonu mais comme bu dul woon loolu dañuy roy rek Union européenne dañuy def rek parlement mooy penc mi le conseil et la commission européenne. commission européenne nag mooy yor lu technique yi ci biir. léegi nag dama bëggoon bu ñu juboo ci structure bi nii nag. léegi Malick day jàll na ñu ñëw ci structure texte bi. foofu la ñuy soxlaa seen statut yi waa italien yi yëpp ñu ñëw ci la charte waaw bi jégul baax na ak sa kon de daa mel ni wala am na ñu bëgg a joxe kàddu ndax ànd nañu si proposition bi ñu def noonu bi sëñ Moutalla joxe bu fekkee ne rek daanaka ñëpp ànd nañ ci kon mën nañoo jàll kon si structure texte bi xam naa kon mën nañoo yegg kon si poñ boobu ba xam structure texte bi bon texte moom daanaka daa mel ni ak ni ñu ko waxtaane xaw na mel ni structure texte bi nga xam ne texte bi nga xam ne moom la ñu proposé ni il faut kon ñu xoolaat ko moo tax peut-être doonoon naa soxla tam foofu seeni proposition daal.
waaw man ne bu kenn kiiwul am na liggéey naa ki de bu kenn kiiwul mën naa leen a lalal ma laytaay rek laytaay ak ça bismillah ko defee ñu jàppe ko laytaay rek vraiment man ci constitution européenne bi dama ko lire vraiment dama gis ni macha allah am nañ ay spécificité yu ñu am yoo xam ne buñ ci royee rek duñu juum ak ça léegi man sama principe de base toujours rek mooy fépp fu nar a indi coow ëllëg wala xëccoo ñu blende ko maanaam ñu blende ko léegi par exemple xam ngeen ni àdduna day dox te lu ne ngay gis ci àdduna bi imaginez leen une structure des organisations de la diaspora mouride bu féewaloo ak Touba waaw loolu lépp lu ko war a mën a créer rek nañ ko blende déjà c'est-à-dire liy juddu dafa war a inféodé wu ci xalif général ak ça dafa war a def allégeance à Touba muy benn kooku dañuy defar ay article ba blende ko ba nga xam ne bu ëllëg ci biir ba mu tala bu bare solo bëgg créer benn affaire am boo xam ne bii dëppoowul ak loolu ñu ne ko sëñ bi lii mënul jàll maa lañu aju ak ça muy benn imaginer leen aussi les valeurs communes par rapport ak par exemple li ma tudde xàllu sëñ Mourtada xam naa ay dina comprendre baax fi may waxee sëñ Mourtada bi mu ñëwee ci diaspora dafa am ay directives yu ndaw boo xam ne weesuwul 3 ba 4 yu mu joxe woon ñëpp a ngi gis njariñ yi lu mel ni fii bu ngeen fi newoon ba jóge fii te taxawul leen fi dara bu ngeen fi jógee ay jullit ñëw fi seen gannaaw bu ñu leen nee jaaroon ngeen fi yéen duñ ko gëm maanaam bu leen def rek lu ngeen am yóbbu Touba am leen ancrage dans les pays d'accueil li moo indi liggéey de kër sëñ Touba am leen ancrage dans les pays d'accueil waaye ni ngeen koy defee mooy na ku ne fonk kër gam jébbalu ba noppi ki fi nekkal sëñ Touba ngeen jox ko bopp du loolu la waxoon Abdou waaw tegi loolu la waxoon ne seeni doom ngeen fexe ba alxuraan jiitu ci ñoom bu ngeen seetloo je suis en train de parler de valeur gis ngeen valeur yooyu nañ ko tënk ci benn charte boo xam day ne chapeau texte bi bu ngeen xoolee Union européenne di ngeen fekk ci biir la charte des droits fondamentaux de l'homme xam nga ñoom yooyu rek moo leen yitteel les droits de l'homme waaye ci biir constitution européenne dañoo créer la charte des droits fondamentaux des européens ñun nañu def benn charte des valeurs fondamentales de la diaspora mouride mu nekk chapeau bi nii ci biir charte boobu nag ci la ñuy def yi nga xam ni moom ku ci tënkuwul doo mën a adhéré wala ku adhéré ba yàgg ñu gis tënkuwoo ci waaw mën ñu génne la ci waaw ñu génne la ci ak ça waaw du gudd moom du gudd lay nekk ne charte boobu sëñ bii di wax baal ma boo ko defee ba pare dañ naan ça fait partie intégrante du statut ku ca bokk nga nangu nga ca loola très bien mi ngi ñëw am na fu ma waxee nga dugal benn article donc bref nañu jubboo ci charte boobu moom daanaka littérature lay doon am solo bu xorom boo xam ni képp ku ci ànd rek mën ngaa dugg ci liggéey bi képp ku ko génn sañ nañ laa génne léegi nag après nag ñu toft waa charte bi maa ngi ci dugal rek définition des valeurs fondamentales et des principes qui fondent l'identité de l'union allégeance à Touba par le khalife respect des règles de fonctionnement du mouridisme démarche inclusive ma tënk ko ñaari expression wolof na ñëpp yëg bu ñu bàyyi benn compétence donc ñu koy tënk charte bi na ñëpp yëg bu ñu bàyyi benn compétence xaalu sëñ Mourtada duñ tudd turam sax ndax moom bëggul woon yooyu waaye xaalu sëñ Mourtada mooy encourage dans le pays d'accueil ñu fexe ba indi ko indi nag l'idée de développement de Touba et du mouridisme daal nag lii ku ci ànd mën nga ñu fekk si ñu defal ko titre charte des valeurs fondamentales nangam ni ñu ko làkkee rek baax na donc toftal nag le texte organique avec préambule ab foofu lay ñëwee ci yow texte organique ak préambule bi day stipuler la supériorité et le caractère contraignant de la charte waaw article bu koy wax la supériorité et le caractère contraignant de la charte bu leen fàtte ni lépp pour àddina kenn xamul fu jëm bés bu ne ngeen gis ku woote ci biir yoon wi xëy xalif général jaar ni mu jaar na loolu c'est mooy natt bi dina rëy bi ñu mën a dara kon loolu day leer nañ ko defee nag pour man
ma jox leen nii rek ay points après ma delloo leen kàddu bi texte organique boobu dafa war a comporter des objectifs des compétences maanaam li ñuy waaj a créer ay objectifs ak ñu tuddaat leen ay compétences si mën nañu roy ci Union européenne Abdou wax nga ko léegi def naa sëñ Moustapha Diop Dallas wala sëñ Fallou Samb am na ko ci woon sax compétence bu ngeen demee ci texte Europe xam nga nu ñu ko réglé ñoom dañu indi ñaari principe principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité waaw subsidiarité mooy lan rek am na fu ma ko bind ba ngeen gis ni mu amee solo subsidiarité mooy les compétences de la structure sont celles que les organisations membres lui attribuent dans le texte. La structure agit dans les domaines où les organisations membres ont décidé de mettre en commun leurs forces pour être plus efficaces. Mais pour être plus efficace, dans le respect de ce qui est nécessaire. La subsidiarité, moi, li ñuy créé benn rôle rek lay am mooy bi ñu nangu ñun ñëpp booloo jox ko ngir gën a efficace mais leneen yoonam newu ci proportionnalité nag mooy ci kaw mu nécessaire maanaam dañuy bañ sama maas gi rek bëgg a jiitu ñu jox la affaire yi lenge yi rek après nga du ci dugal yoo xam c'est pas nécessaire donc subsidiarité doo laal luñ la laal loowul fédération yi dañuy am seen autonomie sa yoon nekkul ci la ñuy def proportionnalité mooy te sax nag la ngay def day nécessaire kooku Union européenne macha allah indi dañ ko indi bu am solo ñun dañuy fexe ba mu génn ci suñu texte kon objectif compétence avec subsidiarité et après procédure moyen d'action ci ngay tuddaate organes yi bu ne nga décrire ko le penc nga décrire ko le conseil nga décrire ko les experts nga décrire leen financement il faut ñu am un mode de financement de l'Union européenne am nañ benn clé au prorata 2 ci ngay joxe sa contribution loolu dañu xalaat ci condition de modification foog nga def ko ci am droit modifier statut yi et puis bu leen fàtte lañ fi waxoon suñu réunion bu am solo ba programme minimal faw ñu indi ko ci biir texte am na luñ ci jotoon a wax ba réunion woon ci tubaarkaal lii daal laa jàpp ne suñu texte bi ñëw su amee benn chapeau boo xam ne charte bi ci biir texte li ciy topp mu am préambule am objectif am compétence am procédure organe am condition de modification buñ ci juboo ci la ñuy doog a jël nag document yi ñu yor benn ñu xool c'est cher parce que ñun squelette rek la ñuy am tey bu ñu amee ay formulateur nag formulateur yi dem jël nag ay cher ci document yi ñu am di ko dugal ci biir loolu daal moom laa bëggoon lay taay bàyyi leen na ngeen jàngat ko ñu dolli ci benn point rek mooy comme ñun suñu spécificité mooy comité consultatif yi wala ñu fi jóge nañ ci arrêter un minimum maanaam nañ ni par exemple ANSAR mu ñàkk ulema ak voilà bu ngeen ko xoolee ngeen gis ci document de base bi ñu jëkkoon def di ngeen gis ni au moins danañ am 10 comités consultatifs yoo xam duñ mën a ñàkk ñoom ba noppi benn article ñëw nag ni structure bi saa yu ko neexee dana créer ay comité consultatif voilà kon maa ngi leen di déglu ak sa jaajëf kon xam naa ñu ngi leen di jox kàddu gi ngeen xool si structure texte bi ndax mën nañu ko jëlee noonu wala ndax am na leneen lu ngeen si xalaat daal jaajëf kon jox nañ leen kàddu gi ak sa ndax am na ku am leneen lu mu xalaat si structure texte bi wala ndax mën nañu ko adopté bon man moom bon daanaka ni ma ko séenee moom gis naa ne daal affaire bi bon logique na bon te surtout
daanaka amul benn point boo xam ne fàtte nañ ko wala kii wuñu ko daal parce que procédure yaa ngi si moyen d'action yaa ngi si maanaam si moyen d'action yi si la ñuy définir ñetti organes maanaam mooy penc mi ak conseil ak comité consultatif. Voilà. ok léegi si financement si la ñuy waxee ndax financement membres yi ñuy financé wala ay dons wala yeneen forme de financement daal ok condition programme clé de répartition ñu muñandi ba ci kanam ndax yooyu dina ñëw. waaw mën ngeen gëstu yéen ñëpp ñu xoolaat Union européenne seen clé bi. parce que clé yi mën nga ko def en fonction des populations. mais Mame Thierno par exemple seen liggéey enquête boobu ngeen di def. mais kooku par exemple ça peut nous servir de base pour les clés. Par exemple en fonction du nombre de daïra dans les pays ou dans les villes nangam ngay participer par année en euros ou en dollars américains. En tout cas, il faut trouver un moyen de cotisation. Juste. Mais il y a plein de clés. Les Nations Unies ont des clés, l'Union européenne a des clés, l'Union africaine. L'autre qui est dox rek état yi membre dañuy joxe. dañuy joxe loolu mooy doxal kii bi sax. dañ koy tënk sa population wala sa PIB wala yooyu ñun mën nañu après mën nañu xool par rapport ak liggéey ñoom Mame Thierno def su pare woon ak jàmm. parce que liggéey enquête la bu leen ko fàtte. ak ça. maanaam pays bu fi tontu rek xam nañ sa structure en général. ak ça. mën nañ jël un indicateur le nombre de daïra wala sax bu neexee ñu bañ a sonn jël la population du pays mais boobaa day xaw a injuste ci réew yi ñu bare gu murit bref danañ am dara ak ça def rek bu forfaitaire mais mënuñoo ñàkk am benn clé pour la contribution financière des membres. ak ça professeur. waaw léegi looloo tam xam naa comme pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que bu ñu waxee kan mooy nekk je pense que loolu di bu ñu demee ba ci waxtaan kon pour mu bañ a anticiper. Il faut que suñ demee ba taxaw définir kan mooy membre. membre bi taalibe Sëñ Tuubaa yi la wala membre yi daayira yi la wala membre yi confédération wala les fédérations. buñ paree loolu itam il faut que ñu xool ba xam l'Assemblée générale. La constitution de l'Assemblée générale sera une constitution pondérée ou bien comment on va définir la composition de l'Assemblée générale. Bu ko defee dinañu xam aussi kan mooy membre mooy taalibe Sëñ Tuubaa bi wala daayira Sëñ Tuubaa bi wala association yi wala confédération yi. Su ko defee bu boobaa nag toujours comme ni Serigne li professeur waxe l'Assemblée générale bu ñu falee le comité bu ñu réunion ñoom dinañu mën a déterminer le montant des cotisations parce que nag comme li ngeen wax noonu ku wal mburu tuddub dëkk waaye nag il faut que ñu xaar tuuti ba xam la participation ñu xool comme li professeur wax est-ce que Amérique ak Italie la France l'Allemagne kenn ku ne dañ naan pays bu nekk wala ku ne ñaari membre la wala ce sera une participation pondérée. Effectivement mën nañ def sax ci texte bi ni le conseil sera chargé de déterminer un mode de nangam. parce que boo xoolee par exemple association maanaam buñ demee ba pare itam toujours ci li ñuy bind su dee ak bu dee réew ma nga xam ne fa la ñu koy enregistré nangu na ko confédération bi wala maanaam mbootaay gi mën naa dox ci itam loo xam ne si nii ou bien cotisation membre yi lay doon wala li ñuy wax ay dons yu ñuy joxe wala sax liggéey yoo xam ne si nii dina tax ñu mën a atteindre les objectifs yi ñuy fixé wu mën naa nekk tey ñu molub téere ay prestations yoo xam ne si nii du nekk lu ñuy tere te liñ ciy jëlee duñ def dara lu dul delloowaat ko ci biir maanaam mbootaay gi pour mu doxal ko loolu tam yooyu yëpp ça dépend ci buñ demee bay jëmmal rek mën nañ ko cee dugal ak ça formulateur yi rek lañuy wax ni leen bu ngeen eggee ci topp rek ngeen dem gëstu ji xool modèle yi am ci àddina rek ngeen proposé ñu dara parce que
par exemple comme tudd nga mbiri membre yi man jàpp naa ni moom warul nekk membre warul nekk personne physique personne morale kon nga xam ne kon fédération yi lay nekk fédération ak daayira waaw day amaale ci biir texte day amaale ci biir article yi benn article boo xam day wax ni la phase ultime bi ñuy visé mooy lii bëgg a juddu na fexe ba réew mu amaguloon fédération nationale mu jàppale la nga am ko réew mu amoon fédération nationale mu jàppale leen ñu am régional loolu dañ koy inscrire ci biir texte yi wane ni c'est la phase ultime parce que xool leen ni ñu waa Amérique noppale gis ngeen ni États-Unis toll en fait ñun kenn rek la ñuy waxal mooy CONGAF ak New York bu dul woon loolu duñ ci génn léegi ci biir texte yi dana am fu ñu bind ni loolu dañ ciy liggéey di dox jëm ca ba balaa yàgg Europe roy ci Amérique Afrique roy ci Amérique et cetera donc mën nañ ko xaj-xajal fenn ci texte yi loolu dama ci ànd ak joriñ lii gën a tax sax daayira yi ñu incité leen ñu dem bokk ci fédération yi conseil boobu ñuy wax dañ war a def de telle sorte que ña fay nekk maanaam délégation ya fay nekk mu nekk ñoo xam ne dañ jóge tout juste ci fédération ak fédération sous-régionale yeeg yu mel noonu donc daayira yi noonu nga leen di incité bu leen wóoree ni kat teg nañ ay pénc yoo xam ni ñoom bëgg nañ faa nekk dañ leen di par force sax mais dañ leen di incité ñu dem bokk ci fédération dana tax loolu dana tax comme ni nga waxati rek na amee waa États-Unis FONCAB ak bu ñoom kii bi sëñ Cheikh bi day gën a yombal affaire yi waaw day gën a yombal affaire yi waaw jàkkee loolu moom dana ci baax lool ak sa jaajëf kon daa mel ni ànd nañu sëñ Mourtalla si structure texte ni nan lañ koy structuré kon xam naa bu fekkee ne amul yeneeni poñ yu ñu waxtaane peut-être ñu ñëw si questions diverses bu fekkee non si calendrier de travail maanaam léegi session réunion yi waaj ñëw maanaam lan la ñuy fixé wu comme lan lañ fay war a waxtaane daal bon parce que daa mel ni bu fekkee ne d'accord nañu si structure bi structure organisation bi d'accord nañu si structure texte bi xanaa ko léegi li des mooy proposition de structure bi nga wax ñu am ko jéem a xool nag léegi nan lañ koy remplir maanaam nan lañ si mën a feccale yenn contenu yi daal waaw nga baalaat ma toujours wala loolu jotagul maanaam structure bi ñuy wax ak texte bi maanaam ci ban fan lañu koy inshallah bu ñu ko defaree ba pare ci sur la base de quelle législation France lay doon wala Sénégal lay doon wala loolu parce que ça c'est très important kale ñu defar baax na structure bi baax na mais ban la Sénégal lañ koy enregistré wala France lañ koy enregistré parce que bu boobaa nag structure boobu dañ koy jël dama ragal ne dañ koy jël confronté ko nag ak législation pays boobu nga xam ne moom lañ ko war a wax déjà bu doon Italie dama naan pénc du ci nekk jëwriñ du ci nekk parce que il faut que wala boog buñ pare il faut que ñu expliquer ci suuf sinon duñ ko doo ko mën a enregistrer d'accord ok ak ça je pense que léegi loolu wala waxtaan guñ ci Sénégal lañ koy enregistrer wala fan mooy nekk ci parce que buñ ne siège social bi France la kon dañuy daal di ala kuli alin waxtaan ak sëñ Insa mu wax ñu France nan la ñuy def ba enregistré waaw loolu defe naa sëñ buñ ci àgga bu dee nag àgga guñ ci itam ñu bàyyi ko ci comme c'est fondamental non c'est fondamental parce que ci sama gis-gis maanaam ci sama gis-gis nag dama ma baal ma ndax maa ngi ay professeur laay waxal ak ça maa ngi jéggalu est-ce que affaire boobu bu fekkee ni parce que yaakaar naa ni bu fekkee ni fédération lay doon ñu koy enregistré fi nekk ni par exemple fi mel ni France wala communauté européenne
je crois bien yaakaar naa ni bu boobaa fédération yooyu la ñuy dajale seen statut jox ko notaire bi wala avocat bi nga xamante ni moo koy dugal te bu boobaa parce que ñun 95 bi nga xamante ni sëñ Mourtada ñëw na fii di ñu wax ne nañu fexe ba dëkk bu ne am daayira ñu fédéré daayira yooyu noonu lañ ko doxale woon te ku ne xam na ni Allemagne ok am nañu une loi fédérale mais dëkk bu ne aussi am nga ay parenthèses ci biir loi boobu est-ce que ñu bu boobaa loolu duñu ko mën a nungul bu fekkee ñu ngi koy dugal fu mel ni communauté européenne. Si, mais la communauté européenne, il faut que la communauté européenne veut dire tout et ne veut dire rien. Parce que la communauté européenne est composée d'États. Qui ban État lañ koy enregistré? Bon, man sama proposition ci État buñ koy enregistré man bu ma doon proposer dama naan nañ ko enregistré France. Non, loolu moom nañ ci décider rek parce que buñ ko xamee ne siège social bi il faut que mu siège social bi France la. France lañ koy enregistré léegi yooyu yëpp buñ ko defaree ba pare nag ba toilette ko ba mu jekk il faut que ñu xool lépp li nga xam ne France loolu la bëgg su ko defee ñu man caa parce que li tax ma waxan naa ko keroog ci suñu réunion bi mujj li tax ma ne woon nañ ko def France parce que comme ñun ñi ngi li ci ëpp France li ci ëpp Europe la ñuy dund wala boog ci lañ koy defee wala boog ci la liggéey bi ëppee yaakaar naa ni bu ñu ko defee siège social bi France def wutal ko boole ko ay succursale te dëkk bu mu ci mën doon mën nañ koo defal succursale parce que boo defee siège social France continuer succursale cité succursale yi nga xamante ni am na fa loolu aussi bu boobaa itam par exemple li taxoon muy poser question bi léegi nag loolu li nga poser question bi nu mu na d'accord naa ci ak yow loolu non dafa am leneen pour ñu bañ a werante maa ngi jéggalu xam nga tey buñ ko defoon France man ma nekk Italie aw ma benn kayitu France est-ce que man dinaa te ma bokk ci par exemple membre yi ñu war a joxe seen kayit pour ñu enregistrer ko xam nga loolu mën naa nekk tam day indi mën naa indi jafe-jafe. mais yow boo ne France nga nekk Italie mais yow da ngaa am communauté européenne bi nga bokk. waaw séjour rek laa yore. séjour bu ma amee séjour normal damay dem 3 mois laay def France ñëwaat waaye mënuma faa def dara. ah mais boobaa doo ko liggéey statut bi nan lañ koy enregistrer France loolu laa doon wax loolu xam nga sa séjour boobu liggéey France la tere. sa séjour boobu liggéey France la tere. sama séjour boobu 3 mois de vacances la ma may France. waaw 3 mois de vacances la may. mais je ne peux rien faire je ne peux rien faire d'autre à la France. association bi wala fédération bi. liggéeyloowu la France dëkkuloowu la France fédération bi buñ la nommé ci benn poste nommé wuñ la fa pour nga liggéey si fa nommé wuñ la aussi pour nga dëkk si fa. xam naa li ngay wax de bu doon italien dama naan la mënoo bokk ci statut bi parce que amoo code fiscal amoo résidence doo ci bokk. kon yéen dañ leen di laaj yooyu ay code fiscal ak Abdou ok waaw dañuy taxawal bul fàtte ni les membres ne sont pas des personnes physiques ce sont des personnes morales yi mën nañ la déléguer nga représenter c'est la fédération des Mourides d'Italie qui envoie c'est la fédération des Mourides d'Italie qui est membre. waaw sëñ Insa ne ma sëñ Insa bu ko defee tey buñ ne la fédération Mouride de France ñoo délégué sëñ Insa déjà bu ma ñëwee dem di ko enregistrer liñ may laaj mooy enregistré ci kaw la ñun fii pour ñu reconnaître association bi wala ñun bi ñu defee suñu texte ba pare
On l'a fait selon le droit italien. Puis pour nous reconnaître l'association, bi da ngay dem li ñuy wax ufficio delle entrate parce que moi gérer tout ce qui est au niveau de la finance. Voilà. Ñi ko mën a composé mooy ñi nga xam ne dañoo nekk Italie am séjour am li ñuy wax code fiscal. Am résidence sinon ñoom mënuñoo intervenir ci acte bi. Ah mais su boobaa li ngay wax kay mooy mënuñu ko enregistrer Italie rek fii à Genève. Non maanaam looloo tax dama ne. Looloo tax may wax loolu. Parce que aussi bu ñu décider ba nga xam ne dañ ne pays sangam lañ koy def ka fa nekk tey bu dee France la Sëñ Issa xam na législation France lan lay laaj pour que ñu mën a enregistrer document boobu pour reconnaître ko. ngeen loolu doo ma taxoon damay bañ a ràcc jëmale sama kanam waaye yéen ñëpp xam ngeen lan mooy Suisse maanaam dëkk bi ma ne rek li fi nekk ci ay organisation internationale ak ay association yu mel ni suñu bos kenn xamul luñ toll waaye nag mënu ma leen ne nañ ko enregistré Suisse ndax loolu modestie bayiwu mais fii moom du benn problème waaw parce que Suisse sëñ Moutala Suisse nag Suisse moom Suisse la daa yu boppam dugg fa yomb de bu ñu laajte ay visa ak yooyu moom bu ñu demoon ba jaaxle maanaam xam nga Genève lu fi xew fi mu ne bu la neexee sax bu dee statut association nga jël de fondation moo jafe mais bu dee association bu la neexee sax doo ko déclarer yaa ngi koy déclarer ci kaw nga am intérêt def ko mais par exemple ñun suñu daayira déclarer nañ ko dañuy fay impôt association la ñu fi ne chaque année canton bi day am suñu déclaration dem daayira Touba Genève waaye bu ñu ñëwoon sax duñu egg foofu bu leen fàtte ni Croix-Rouge bi ngi doon xool seeni texte c'est en Suisse fédération la si donc fédération la te mi ngi fii Genève seen siège bërki dem rek romb naa donc dama jàppoon ni du war a jafe daal bu ñu defaree suñu yëf boobu baax ba contenu bi baax bu ñu jaaxlee ba jaaxle sax dem enregistré ko Sénégal waaw dafa naa loolu lañ njëkkoon a wax voilà xam nga ñun Sénégal lañ njëkkoon a wax voilà après sëñ Diop boobu daan ni buñ sañoon dañuy dem ci dëkku tubaab bi mais man li ma jàpp mooy Suisse ni mu mel ci Europe dana baaxoon trop ñu am fa suñu ñu domicilier fa nga xam ne moom lañ bëgg a taxaw parce que non seulement da ngay am parce que affaire tubaab la mais ñoom comme que dañ xaw a neutre tuuti da ngay amaale ci ñoom ba pare amaale ci Union européenne bi liñ mën a am Suisse mënuñu ko am Portugal mënuñu ko am Italie mënuñu ko am France mënuñu ko am Danemark mënuñu ko am feneen ak feneen ak feneen ndax neutralité donc loolu buñ ci mënoon a xalaat ci Suisse bu fekkee ne mënul nekk Sénégal daal ñu war koo jëlee Sénégal di ko yóbbu ci beneen dëkk Suisse moom dana baax trop pour ñu def ko loolu moom xalaatoon naa ko wax dëgg yàlla waaw léegi ñun mën nañoo def proposition xam nga bu leen fàtte ne ñun ba tey commission technique lañ nekk nii xam nga après dañuy jàllale suñu liggéey ci suñuy kilifa maanaam comité de réflexion léegi nañ def ñetti proposition nañ def Sénégal France Suisse waaw bàyyi noonu pour l'instant après man ak Abdou El Hadj Abdou dafa naa mi ngi ci biir ñu gëstu côté Genève bu baax a baax instant mi ngi ñuy déglu mu xool France bi Sénégal bi ñu jël kenn ci ñun ku xam droit rek mu xool ko su ko defee ñu ubbi ñett yooyu léegi nag li Abdou li nga doon wax toilettage lay doon maanaam bu ñu demoon léegi ban ñu Suisse la da ngay jëlaat sa texte léegi toilette ko waaw bu ñu bëggul mot étranger bu ñu bëggul jëwriñ bëgguñu nàngam waaw nga traduire ko bu dee France lañ jàppit nga defaat sa toilettage mais fekk na am nga vraiment c'est essentiel moo tax man vraiment je ne m'inquiète pas pour fu ñu ko war a xam nga man lu may inquiété wu dama ko doon bañ a dugal muy lëjal waxtaan wi c'est-à-dire ñun dañu war a romb après association jëm ci fondation fondation mooy man yu bari nag mas naa ko xool Genève c'est pas évident waaw man foofu rek laa amee tuuti inquiétude dafa mel ne foo nga prouver dara exister say compte tourné nga def say AG ba ca kanam nga doog a mën a am fondation mais jëriñ loolu membre yi résoudre nañ ko lu mel ne FONCAB
nga xam ne fondation la waaw ñoom liggéey bi nga xam ne waaw liggéey bi nga xam ne union pour na koo def te mënu koo def en tant que association dañ ko tudde noonu mën na délégué FONCAB mu def ko en tant que fondation waaw man naa foofu rek laa amee tuuti kii effectivement Amérique moom parti nañ ñoom am nañ fondation waaw même mën nañ dugal sax quatrième proposition donc France Suisse Sénégal Amérique bàyyi léegi ci kanam nit ñi gën a gëstu ñu gën a réfléchir mais yaakaar naa ci cëppaandaw du ñu jaaxle de ak ça oui sëñ Mouta li nga wax moom mooy dëgg yaakaar naa ne daal dëkk yooyu yëpp nag bu ñu fa seetee ko nga xamante ni dina fa gëstu aussi ba pare ba defee ñoom ñooñu kenn ku ci ne indi sa gëstu man njort loolu nga ci am laa ci am ni yaakaar naa ne daal doo nut lu ñuy luy indi luy causer problème non am nañ suñu réew nag mu ñu moomal suñu bopp non bu ngi doon ba jaaxle dem Sénégal waaw moom kay dem Sénégal topp nga xam ne doo demande visa doo laaj dara waaw ak ça kon léegi xam naa sëñ Moutalla kon léegi xam naa dañuy jéem a xool léegi ndax pour feccali structure texte bi maanaam pour def si waaw pour formulateur yi waaw formulateur yi daal bu ñu mënoon am ñett ba ñeenti nit ñoo xam ne dañuy nangu mu dal leen ñoo xam ne yàpp nañu mbind ñoom ñu jokkoo ci suuf nag jéem a dugal de la chair ci squelette bi et puis man bi ma xoolee ñeenti dimanche moo ñu dese parce que bu leen fàttali Kazu Rajab gi moom war nañ ni tegg ci table bi benn texte bu am chair même buñ koy améliorer ñu respecter consigne boobu léegi nag ñeenti dimanche fi des léegi dama lay bàyyi Mali nga xool ak gars yi ñi yàpp mbind bu amee ñett ba ñeent parce que bind mbooloom bari tam du yomb mbind bi waaw boobaa moo xam ñu seddoo ko ay parti moo xam sax ñu kenn formuler ñu ko ci ñeenti dimanche yi des nag ñett sax des weekend 12 13 19 20 26 27 parce que 28 la Kazu Rajab ak ça ñetti weekend yi des ñu gisee ci doon ko ñaari yoon la team nag kii boobu nga xam ne formulateur yi formulé nañ ko indi ko ak ça dernière discussion nag daal koy jébbal nag comité de réflexion mu jébbal ko penc ak ça après liggéey bu bari nag des na man jàpp naa ni lu mu metti war nañ góorgóor def ko wolof lu mu metti yeneen langue yi dañ war nañ ko def anglais français italien espagnol au moins au moins ak anglais waaye loolu ñun bu ñu respecté Kazu Rajab bi déjà en français rek après nag seet nag nuñ koy traduire yeneen langue yi bu leen fàtte ni échéance mooy bala ñu egg ci màggal ga rek ak ça donc formulateur daal maa ngi lay bàyyi te xoolal gars yi formulateur ak ñetti weekend yi nan lay def ak ça waaw kon xam naa man moom damay njëkk a laajte rek ndax am na fii nii ci mbooloo mi ñoo xam ne bëgg nañoo jàpp si liggéey bi pour nekk formulateur formule charte formule préambule formule objectif formule nangam comme ni ñu ko waxee ak ça boo ko doon def sax un texte rek après ñu doo ko dagg def numéro te article mais nañ ko formuler ak ça man moom dugg naa après nga xool ba ak ça ndax am na keneen ku si bëgg a jàpp man tam xam naa maa ngi ci waaw man it danaa ci jàpp waaw si maam Thierno man xam nga lan laa doon proposé professeur professeur xam nga nan nga waroon def dangaa waroon a def benn parce que benn proposition rek texte yow ñu liggéey ci da ngay def benn structure rek boo ko defaree ba pare su ko defee buñ daje waatee dan yi ñuy wax ni yëpp bu ko defee nag nu kenn ku ne yor sa bagage ñu toog di remplir waaye maanaam conteniteurs yi daal professeur def ko rek benn yoon moo gën a gaaw ak ça mën naa nangu leen moom ma def texte brut waaw kay jox ko El Hadj Abdou Mame Thierno Fall ak Malick avant ndaje bi voilà nga xam ne buñ ko defee kenn ku ne da nga ci yor loo voilà très bien ñoom ñu liggéey ci ak man waaw
bala ñuy egg nag ci ndaje moom ngay wax. macha allah. man damay génnee rek brut kii brut après bu ma neexee sax ma def ko ci penc mi sax ba nga tudd kenn sax daf naa moom. damay def benn texte brut sànni ko ci penc mi. léegi nag balaa ñuy egg ci réunion bi kenn ku ne jël ko nag jekki-jekkal ko. ak saa. ñu war a jox rokkos ko après nañu doog a dem ci réunion. waaw rokkos loolu day saako lañ ko daan def rokkos. ak saa. xanaa bu ñu ko defee rek bala ñuy egg ci kaso rajo bi incha allah danañu teg dara. daanam dara incha allah rabbi. ak saa tamit ku mel ni maam Thierno ak Abdou maanaam bu leen toog rek di ma déglu bu ngeen mënee yónnee dara ngeen yónnee. waa secrétaire général laa déggul. moom dafa am réunion. daa am réunion secrétaire général te mi ngi ci biir. kooku kay dafay bind benn rapport mu ñaanoon nag ñu may ko. moom mi ngi koy enregistré mais mu ñaanoon ñu may ko nit ñu doxal. c'est bon. ak saa maam Thierno ak Malick. ngeen jàppale ma ci version brute boobu. incha allah. waaw ñu jëm ko jekk-jekkal par exemple mën ngeen jël ku ne benn kii rek boo gën a jekku bind ci dara. benn maam Thierno nga jël par exemple préambule bind ci wala nga jël. bind ci waaw daa jël préambule bi incha allah am na professeur. waaw am na loo fi bindoon. waaw. loolu nga bindoon daanaka tënk na yi nga wax yëpp di. waaw loolu charte bi moom loolee nga bindoon charte baa ngi ci. waaw loolu moom chapeau bi mi ngi ci charte bi. waaw mi ngi ci. moom bindoon naa texte bi wax nga dëgg. bindoon nga ko. waaw waaye li ma bëgg rek mooy mu collectif. waaw très bien. waaw ak saa waaw ndaxte même ni nga ko waxee kii bi programme minimal bi moom daanaka yow sëñ Moutala am na loo ci defoon. waaw réunion bu mag bu duggoon na. comité consultatif yi jot nañ ci waxtaan ba yu bari génn na. ansaar yeeg soxna jaare yëpp nit ñi d'accord nañ ci. xëy na cher bi dëgg-dëgg rek ci partie texte bi mooy des. waaw par exemple soxna jaare comme noonu nga am coopération. ku ci xoolagul constitution union européenne nga xool ko macha allah. ak saa. waaw man maa ngi fi aidé fan yii may kii liggéey macha allah xool leen ko. incha allah. union africaine bëggoon naa ko xool mais xoolaguma ko mais union européenne bi rek doy na. ak saa. présidence bi kat noo ko moom léegi. waaw mu ngoog bo. union africaine dinaa ci sànni bët. kon léegi daanaka waa dimanche yi fi des mooy le 13 le 20 ak le 27. voilà léegi ñoo des. ak ça kon léegi xam naa kon le 13 bii nii la ñuy jàppaat si même waxtu wi wala lan moo leen arrangé maanaam 19 heures. man de baax na ci man xaw ma nag. waaw man tam baax na si man de. comme dimanche dañuy xëy liggéey est-ce que duñ koy suufeel tuuti. wala yéegee samedi la samedi. le 13 le 13 ab dimanche la. bu fekkee dimanche ñu ko def wala ñu ko def 19 heures ñu jëm ko def 18 heures su ko defee mën a teel a pare. waaw dañuy xëy liggéey yi. waaw. mu yéeg tuuti. waaw ak saa waaw. samedi bi du baax samedi bi. samedi bi du baax samedi bi baax na. samedi gënoon. waaw man nag de samedi moom bésu daayira la te fii suñu kër Sëñ Tuubaa dañoo am ay chantier. non samedi mën naa baax. xanaa kay mën naa baax koy ndaxte suñu chantier yi dañ ko taxawal instant bi nii su fekkee ne pour ñëpp samedi dana baax tam damaa xamul nag ndax dana am ñuy liggéey si samedi bi wala déet yooyu. maanaam Abdou doom daayira lañ ci am mais ñaari yëpp damaa joxe ngant donc loolu moom garaaw. waaw mu nekk ngeen yéegee ko tuuti yëpp daal. yéegee ko tuuti bu mënee fexe ba daal samedi yi fi des. waaw. ba ba ni dem àpp bële sëñ Mourtala wax. waaw. di baax mooy ñu tënk rek bu kenn ku ne loo defoon na tam nga délégué ko te ñi nga xam ne dañ cee war a liggéey moom ñu def sacrifice boobu. samedi baax na kon pour man. samedi baax na. nga xam ne moom boo amee leneen looy defa tam yabalee rek ten faf ko maanaam jaayante ko mu àgg. baax na léegi sëñ Thierno. incha allah waaw. léegi man ñu jokkoo suuf rek ma jéem la yónnee dara déjà yaa sëñ Abdou ak Abdou Dieng.
inshallah rabbi ba pare charte bi yónnee leen fu ngeen xool déjà inshallah waaw ku mel ni Ablaye Diop ñoom ak Malick waaw kon léegi waaw ngeen tàmbali xalaat ci traducteur pour làkk yi pour waaw kenn ku ne rek sa réew nga tàmbali xalaat traducteur Abdou Ndiaye italien Malick Allemagne ak Ablaye Diop ngeen tàmbali xool ku ko man waa ak saa bu ñu paree rek texte yëpp ñu def leen naa ngi bëgg inshallah waaw maa ngi jégalu sama ordinateur dafa planqué woon sànq ban bés la ñu jàpp léegi samedi wala samedi waaw samedi à 18h waaw ok kon samedi 12 19 ak 26 ba tey wala mooy 19h bi de waaw 18h heure de Touba ak ça ok ak ça léegi kon sëñ Moutala xam naa dañu jokkowaat pour texte inshallah waaw mën nañu jokkoo par WhatsApp ñu jéem a xool sax ñu gën a précis ci seddo bi inshallah ak ça inshallah rabbi ak ça daa mel ni de xanaa bo ay question diverses de xanaa moom moo sees xaw ma nag ndax am na leneen lu ngeen bëgg a dolli ci waxtaan wi bu kiiwul rek sëñ Moutala ñu delloo leen kàddu gi xam naa dinaa dugg rek ci kanam tu dinaa dugg ci penc yi rek pour jubbanti dañu def benn erreur bu ndaw rek dañoo fàtte suñu réunion zone bu mujj bi dañoo fàtte def compte rendu ci pencu mag ma ak ça léegi nag ma jokkoo ceeg sëñ Fallou ñoom ak sëñ Insa ma ni woon ñu dabu ko tey bu defee ci kanam dinaa dugal audio dafa la liggéey bi ñu def nii ak sëñ Ibrahima Baw gis naa tam mi ngi yëngu mam Thierno ngeen jàppale ko waay mi ngi yëngu inshallah noonu dugal ci enquête bi su ko defee ñu defaale ko prétexte jéggulu waa penc bi ndax dafa lu ñu leen woon compte rendu réunion ak ça gën leen a leeral ni Kazu Rajab mooy app bi inshallah ak ça pour les premières moutures en fait yi ñuy déposé amélioré inshallah kon ci kanam inshallah jërëjëf ak ça jërëjëf ñu ngi leen ziare bu baax den sant bu baax tam ak ça baax sëñ Malick vraiment liggéey bi man bi ma xoolee am courage dem xool Union européenne vraiment ni nga ko defee baax na ak ça note bi nga def ci suuf macha allah donc di sant bu baax di la ñaan nga gërëmal ñu tam sëñ Ababacar Dia dañ ko dégg bu baax Abdou Dieng ñu bokkaloon liggéey bi ak ça di sant bu baax maam Thierno tam ci pas-pas bi ak sëñ Abdou sëñ Abdou moom booy ba nga tàmbali rek italien moom booy ba nga tàmbali waaw yaay féetewoo traduction bi waa professeur waaw yow loo digale moom dañuy wax waaw waaye nag bala noo tënk nga ñaan ñaan gi dama bëggoon ñu seet keneen rek tey jox ko kenn ci gaa yi rek mu ñaan ate boog waaw ayca bu naamee oustaz na ñaan rek kon bismillah kon El Hadji Abdoulaye Diop Allemagne comme yow minaguñ la defal ñu ñaan waxaat naa la ko rek ñu gën a duggante waxaat naa la ko defal ñu ñaan rek defal ñu ko rek ci waaye comme ndaje mépp ndaje mépp menn Mourtala lan ci am sëñ Mourtala wa ñaan rek waaw lan laa ko wax sëñ Mourtala mooy jëriñ bu mag bi ñaanal la ko rek xanaa kon nga tibb ci sëñ Mourtala mu mag ma góor yàlla moom waaw macha allah ñu jàng rek bayit sëñ tuwaay bi musloo catu bët catu làmmiñ ak yu xeet yu mel noonu ba dara bañ ñu gàllankoor amiin mu nekk ci seen bi amiin wakun mu'izan lana min sharri zi hasadin amiin ma sharri fammin wa sharri al-ayni ya allahu amiin wa sharri sihrin wa sharri al-khalqi insi imu amiin jërëjëf waay jërëjëf ñu ngi sant bu baax ak sa jërëjëf kay ñu leen di baal àq te leen baal wax amiin ak sa jërëjëf baal nañ leen ñaan yàlla boo jéggal ak sa jërëjëf ak sa jërëjëf kay jërëjëf ak sa jërëjëf kay kon maa ngi génn jërë ngeen jëf waaw jërëjëf man tam maa ngi génn ak sa jërëjëf